La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.3. mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di rafetlu seen ànd ak ñun ci iRadio ak ITV di leen gërëm bu baax a baax di leen dalal jàmm seen émission conférence de presse comme ni ñu koy defee alxames bu nekk ñeenti waxtu jàpp ñeenti waxtu yoo xam ne dina tegal fanweeri simili tey nag ñu am mbégte dalal keneen koo xam ne doomi réew mi la ñu fas yéene pencoo réew mi waaye itam xool tolluwaayu réew mi ndax xam ngeen ne conférence de presse comme ni nga ko waxee lépp ñëpp la lu ne ku ne nga ca ku nekk lii sa jàmbat ku nekk lii sa tiis ñu xool kon nes lañ koy taajee ci table daal di ko pencoo waxtaanee ko ngir saafara mën ci am tey nag ñu dalal ñi nga xam ne ñoom ñoo loru woon ci li ñu dippee nii daal leen ko seen kër yi ca cité Tabago nekkoon ca wetu aéroport bu international Léopold Sédar Senghor loolu nag xam nga ne ni ki tey def na lu toll ci ñeenti at parce que atum 2015 la woon ki ko jiitee boobu lépp kuréel ñi nga xam ne ko ñoo ci loru woon di Mbaye Thioye moo nekk sunu gan Mbaye salaamaaleykum ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk yi nga xam ne ñu ngi teelu jamono ji ci 90.3 fii ci Ndakaaru. waaleykum salaam wa rahmatullahi Baba. ñu ngi lay nuyu di la ziara di la sant aussi di la gërëm ci invitation bi nga xamante ne defal nga ñu ko di nuyu aussi ñi nga àndal ci émission bi sa collègue yi alors di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu mbokku Tobago yi ñi nga xam ne ñoo tey jii di ñu déglu pour ñu waxtaan ak ñoom ci conférence de presse. jërëjëf Mbaye xam ngeen nag conférence de presse du ma ci wét ndax maa ngi ci ànd ak tey ak sama jigéen Aminata Ndong Ka madame Ka Aminata salaamaaleykum ma bàyyi laa nga nuyoog mbokk yi. waaleykum salaam Baba Ndiaye di nuyu également auditeurs yu iRadio téléspectateurs yu ITV di leen wax dal leen jàmm ci conférence de presse nu ñu koy amalee alxames ku jot. mbokk yi nag xam ngeen ko tey Mbaye Thioye moo nekk sunu gan ñu fas yéene diisoo seen tolluwaay ak la nga xam ne moom la ñu jotoo dund ginnaaw lu jëm nag bi ñu daanee seen kër yi waa Mbaye bi ñu daanalee seen kër yi léegi def na lu toll ci ñeenti at ak tey lan nga nu mën a wax ci xayma ndax xam naa ni jafe-jafe yi bëri na loolu ginnaaw ñeenti at ci tey. waaw Baba ginnaaw bi ñu daaneel kër yi ak léegi toll na ci ñeenti at bis booba des fois sax du may bëgg di ko fàttaliku ndax dafa nekk bis bu tiis bis bu metti bis bu yéeme boo xamante ni daal la ca xewoon bari na lool. waaye li am solo mooy ginnaaw bi nga xamante ni président de la république jël na ndogal woo ñu ca palais de la république ca salle des banquets alors pour situation boobu mu réglé ko yaakaar naa ni yéen ñëpp yéen a ngi koy fàttaliku télé yeeg rajo yi àdduna bépp ñu ngi ko doon suivre sax en direct. alors mu woo ñu foofu jox ñu ay attestation xamal ni ñu kat nettali sax xuloo la li am solo mooy ñun ñëpp. moo ñu bokk jaboote ci réew mi lañ bokk te nit ki def alalam góorgóorlu ba tabax kër ñu daaneel ko li am solo mooy fexe ba trouver ko solution saafara ci loolu. booba it jël na ndogal remettre ñu ay attestation wax directeur de domaine booba jamono ni ko li ci des ne dès semaine prochaine. mooy Mamour Diallo nañu ko mottali. te loolu aussi am na ñu continuer di joxe notification yi nit ñi di dem di signer seen contrat de bail boo signer sa contrat de bail ba pare nag da ngay toog xaar mu jël processus ba egsi fi mu war a egsi ba dellusiwaat su ko defee nga door def enregistrement mooy da ngay fay droit yi nga war a fay yépp kenn ku ci nekk alors ci 336 yooyu daanaka ku nekk fay na lu ci toll 200 jusqu'à 300 000 francs. ku nekk selon kenn ku nekk par personne la wala par personne. léegi kër boo xamante ne nag am na 3 personnes wala 3 membres yoo xamante ne nii ñoo nekk ci kër gi. non c'est-à-dire notification bi turu kenn nit lay nekk. ci ki nekk ci tur bi. voilà moom mooy ñëw pour fay pour def enregistrement xam ni kat léegi kër gi ñu ko jox ni am na këyit mooy bàyyi. loolu la ñuy tuddee bàyyi. alors da ngay fay droit yi nga xamante ni moom moo ci war a ànd yépp alors boobaak léegi nag. toll na ci ñeenti at mais daal gis nañu dox bi doxanu kàkkatar la. alors moo tax aussi ñu nit ñi nga xamante ni moom la ñu président santoon pour ñu jokkoo ak ñoom ci dossier bi pour mën ko gaawal jamono yu nekk aussi ñu ngi ci ñoom di wax ak ñoom waaye dox bi daal tax ko mu gaaw. dafa mel ni kon c'est-à-dire ñoom njiite réew mi naam nee na dina ci indi saafara taxuleen seen jafe-jafe mais ba léegi nii des na kon daal mën nañu jàpp ne kon ba léegi yéen a ngi dund ak tolof-tolof yi. waaw ñu ngi dund ak ay tolof-tolof ñu ngi dund ak ay njaqare ñu ngi dund aussi
wax dëgg yàlla ak jaaxle ndax bu fekkente ni da nga fay redevance at bële passé fayaat ko at bi te ñu toj sa kër la nga amoon ci économie yëpp nga def ko ca bi notification yi génne boo yi génn ñu ne kon léegi kër yi sotti nga dem def prêt à la banque boobaak léegi mi ngi toog nga commencé di rembourser te mënuguloo jot suuf boo xamante di nga ko ci mën a def kon loolu métti la tolof la ndax xaalis moom kenn du ko téye noonu sans pour autant nga def ci dara soit la tax mu jóg da nga ko ciy def ndax leb nga ko dugg na sa loxo pare wala nga lekk ko yaakaar naa ni aussi loolu dafay jar ñi ñu jiite xam ko xam ni ci njaboot gi lañ bokk te buñ ñu jàppalewul accompagner wuñ alors bu ñu joxee terrain sax pour ñu tabax ko problème lay doon. D'accord. Voilà. donc loolu boobu ba tey yéen a ngi wax yéen ñi nga xam ne yéen a dëkk ci cité Tobago exactement combien de familles lañu parce que parfois dañuy dégg ñu naan 366 ñi naan 100 et quelques 183 victimes la ñaata famille ñoo fa nekkoon cité Tobago. Cité Tobago la fa nekkoon ñëpp 336 la exactement. mooy li nga xamante ni mooy li nekk. 336 voilà ndax liggéey bi. mu ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-benn. voilà 336. voilà ma leeral leen ndax liggéey bi. bi nga xamante ni toj ji am na. xam nga li am solo mooy liggéey nañ ci en commission tripartite avec la primature booba jamono. primature it ñoom ñoo géré woon dossier bi liggéey ko saytu ko xool ko. vérifier ko ba lépp yemb ñu jël ko ñoom door koy jébbal administration. kon ñun booba jamono bañ defee recensement yi ba defar ko ba identifier ñi nga xamante ni ñoo fa amoon ñëpp ci la ñuy jëlee loolu jébbal leen ko kon mënuñu comprendre ñu ñëwaat di wax leneen loo xamante ni ute nag la nga xam moom lañ liggéey il y a 4 ans bon li ma la ci mën a wax daal en tant que président du collectif te kenn ku ci nekk ma xam naa ni 336 la exactement. D'accord su ma tuddoon di nelaw sax boo mu fëggeel ni ma tel man la telle personne. moom léegi est-ce que mën nañu xam naka ngeen jotee ci suuf soosu ba tey jii mu jural loraange gi yëpp. waaw des fois moom lay wax ni dellu en arrière day nekk lu xaw a metti ndax li am solo mooy li nga xamante ni xewoon na ba toj ji am ci ñàkk déggoo ndax ku ne xam na ni Sénégal des fois ci dëkku lébu bari nañu tabax te amuñu këyit. fu mel ni Ouest Foire dañuy dem bu mujj après ñu régulariser ko ak Nord Foire ak feneen ba ci Yoff Ouakam et cetera c'est vrai que ni depuis nag jamono yi alors bala ngaa ut suuf il faut nga jaar impôt et domaine. donc loolu ci li ñu expliquer ak proximité ak aéroport bi taxoon na ñoom ñu toj ko voilà donc loolu la ñu xamoon ci li ñu indi comme alibi ni loolu moo taxoon ñoom ñu toj ko mais li am solo mooy tey jii. président jël na ndogal jox ñu ay këyit jël lu toll ak juróom-benn hectare ca Ngor jox ñu ko jël juróomi hectare jox ñu ko ca Yoff alors bi mu ñu koy joxee yaakaar naa ni service yeeg yëpp liggéey nañ ci war a liggéey ndax xam naa ni président kenn du waru ko induire en erreur kenn warul ko indi lu sotti kon loolu bu amee je crois que du suñu faute ñu nit parce que toog na ca salle des banquets wax nañu lii ma leen di jox domaine la exclusive de l'État du Sénégal ñoom ñoo ko moom bu kenn ñëw ëllëg naa leen dugg na fii wala génn na fii mais loolu wute nag loolu ak li am waaw moom laa lay expliquer parce que jox nañ leen 11 hectares Aminata Baba man li ma bëgg a xam comme président jox na leen 11 hectares jafe-jafe bi instant bi fan la féete li waral ngeen ni kii ba tey voilà loolu nag ci la ñuy wax depuis boobu ba léegi nii ndaxte dañuy jox loolu ba pare ñu dem ba ci biir fi Ngor am promoteur bi ñëw commencé di liggéey di tëj canal ba fa nekk di terrasser ba benn jëmmu jamono ñu arrêté ko bi ñu ci arrêté ñu gis fa ay militaires ñu jéem laaj bu ñu laajee ñu ni dañ leen fi teg président moo leen fi teg alors loolu la ñu servir fu nekk fëgg nañ fa ñu ni daal nañu xaar ñi ngi ci et cetera parce que dafa am benn lënt boo xamante ni la tax nag président dugal fa ay militaires ñun xamuñu ko mais en tout cas moom moo ñu waxoon ni foofu yéen a ko moom bu kenn ñëw ëllëg di wax quoi que ce soit kon moom bu wàññee ko moom mu ñu waxoon loolu ñu ni dugal na fay militaire moom kese moo ñu mën a jox explication wala mu régler ko. côté Yoff bi it ñu dem ba nga xamante ni ci veille élection yi dem nañ gisee ak le ministre des finances à l'époque muy Amadou Ba
wax ko suñu jafe-jafe ak suñu ité parce que plan parcellaire yi les droits réels ak lépp dañ ko bloqué au niveau des domaines. Alors doo mën a am sax kayit googu nga xam ne moom ngay mën a sukkandiku pour def demande d'autorisation de construire wala nga defal sa plan par un architecte donc mu valider ko loolu lépp mootuñ ko am te ku ne xam na ni booy liggéey dafa am ay préalable doo tëb rek liggéey. Il faut nga am ay documents administratifs yoo xam ne dina la may nga daal di jóg dem voir un architecte un ingénieur mu étudier yooyu yëpp pour que ça prend beaucoup de temps pour nga mën a préparer pour liggéey. wala it nga mën a constituer ce dossier yóbbu ko ci banque bi mën a lebal xaalis pour que nga mën a liggéey alors yooyu yëpp ñu tëj ko ñu bloqué ko bi ñu ñëwee ci moom wax nañ ko moom booba jamono mu ne dinañ ci jël ay dogal ba ñu jël waa cadastre ñu dem ci site Yoff bi pour di borne militaires yi ñëwaat arrêté leen. alors loolu aussi mu nekk loo xamante ni dafay xaw a waroog li président waxoon ni li ma leen jox yéene ko moom. te kenn du ñëw ëllëg naa leen dugg na fi ak génn fi mu wàññeeku ñu gis ay militaires te yeneen militaires yi président. yéen bi ngeen demee fekk fa ay militaires est-ce que jéem ngeen saisiraat encore demaat ci président de la république bu fekkee ni sax yombut a jot waaye itam bi mu jëlee dogal bi nga xam ne octroyé na leen suuf soosu est-ce que yéen c'était ndax bindoon na ne amoon ngeen kayit yoo xamante ne président de la république moo leen jox suuf si ñun ñoo ko moom amatul benn nit boo xamante ne mën na fee ñëw teg fa loxoom. waaw kayit gi mënul passé bàyyi mooy droit bi droit réel boo ko déggee ñuy wax ci impôt et domaine dégg nga mooy li nga moom. kayit googu moom lañ ñu jox moom moo joxe sañ-sañ bi ñu joxe ñu ba ñu joxe ñu délivrer ñu kayit googu ñu fay li ñu war a fay enregistré ko mu nekk ci suñuy tur ñun kenn ku nekk loolu lu am la. président it bi jafe-jafe amee comme mënuñu ko jot it bind nañ ko officiellement saisir nañ ko bind ko mu tontu ñu à l'époque par son directeur de cabinet dégg nga yooyu yëpp jot nañ ko def képp koo xamante ni ci processus bi am na loo ci mën def bind nañ la wax la suñuy jafe-jafe jéem nañ aussi sàkku togg ak yow wax la suñuy jafe-jafe donc amul daal benn yoon boo xam ne bàyyi nañ ko pour que ñu mën a am solution une bonne fois pour toutes. d'accord xam nga kër yi bañ ko daanalee 2015 la. mu ngeen toog ñaari at yoo xam ne yéen a ngi toolaan 2017 njiitu réew mi recevoir leen ngir waxtaan ak yéen ngir fexe indi saafara ci jafe-jafe yi ngeen di jànkuwanteel mu gis ni ay digg la jël ay engagement bu ñu seetaanee sax li mu waxoon parce que retransmettre nañ ko en direct dafa ne ay titre foncier laa leen jox maanaam kër la yoo xamante ne ni ku ci nekk ci yéen nga lor woon ci mbir yi ak nga ci wàll te loolu tey ji wute nag li am parce que comme li ngeen wax li leen joxoon ci suuf yëpp militaire dañ ko teg loxo nangu ko nekkat lii ñoom seen suuf la alors wax ngeen ko sànq tey ñu ngi ci 2019 maanaam ñaari at yeneen encore tegwaat na ci ba tey jafe-jafe mënul saafarawu est-ce que kon jàpp leen ni maanaam loolu dañ ko yëkkati rek pour dalal seen xel wala boog li ngeen doon yëkkati pour fépp lépp ngir di mën ko teg ngir au moins ñu décanter la situation en attendant. waaw xañ na lépp mën na cee nekk waaye li ëpp solo mooy rafet njort. ndax président effectivement loolu nga wax ne titre foncier nga wax bi ñuy jox kayit yi dafa am benn programme boo xam ne daf ko tëraloon ci Sénégal moom mooy les droits précaires yeeg yooyu yëpp titre précaire yeeg yooyu alors ñu fexe ba xoolaat ko bu ko defee ñu mujj ko soppi ko ay titre foncier privé alors booba bu ñuy recevoir wax nañu ko nee nañ lii ma leen di jox daf leen di permettre ngeen valoriser seeni suuf bu ëllëgee sax ku ci bëgg a jaay mën ko jaay mu nekk lu am solo alors donc mu ni ëllëgee ku ci def benn mur bu ndaw rek mën nga alors daal di déposer titre foncier ñu jox la ko gratuitement. parce que dafa tombé nag loolu. mu tombé woon ak loolu waaye ba léegi loolu amagul kon ñuy dox ba tey jii ñu amoon aussi bi ñu amee jafe-jafe ñu toog waxtaan ci suñu biir comme ñun dañu organiser wu en collectif ñu woo membres ñëpp ñi nga xam ne actif nañu ñi ci nekk bitim réew te mënuñu ñëw ñu yebale alors ñi nekk ci biir dëkk bi te am jot mën a ñëw aussi fekkee ñu ni daal mbir mi yàgg na lool te jàpp nañ ni président dañ ko jàppalewul ñun loolu lañ jàpp ndaxte bu fekkee joxe ndigal ni nañ doxal ñamu sant doxaluñu alors ñun vraiment dañuy wàññeekuwaat ci moom wax ak moom looloo taxoon ñu def suñu plateforme boobu ni il faut que ñu xool naka la ñuy organiser marche wala sitting ba àgg aussi ci grève de la faim. loolu moom moo taxoon bi ñu ko defee aussi par l'entremise d'un ami et collègue du ministre alors. ban ministre. Ministre de l'intérieur. Aly Ngouille Ndiaye. Aly Ngouille Ndiaye fexe na ñu gisee
bi ñu gisee aussi toog nañu waxtaan ci waxtaanu dal waxtaanu responsable mu laaj ñu lan mooy seen jafe-jafeñ comme lii ma la wax nii léegi sànq ma wax ko ma ni ko daal suñu jafe-jafeñ mooy li président waxoon lépp te ba tey jii loolu muy doxee neneen nu uuteeg ni ñu ko gisee mooy lii ma leen joxoon yéen a ko moom te gis nañ fa ay militaires gis nañ ni droit réel mënatu la am gis nañ ni plan parcellaire mënatu la am alors gis nañ ni aussi disponibilité suuf bi ak lam ñu digoon que ni kenn ku ne dinañ la jox 10 ba 20 millions. selon li nga yàqule. mooy ndàmpaay yi. alors ba léegi loolu it aussi gisaguñ ci. ndàmpaay yi jotagu leen ci. jotaguñ ci kon moo tax ma est-ce que kon c'est-à-dire est-ce que kon problème bi amul yéen seen niveau n'est-ce pas mais responsabilité bi ëppewu ci état bu Sénégal parce que moom xam na ni bu joxe suuf domaine de l'état la moom suuf si kat mu leen ko jagleel yéen parce que yéen da ngeen a loru te mu leer ko ne kat suuf si. amaana même bu dee état bi moo ko moom am na ñeneen ñoo xamante ne kat nee ñoo teg seen loxo muy militaires yi yéen ngeen dem ba bëgg tabax militaires yi ñëw neneen kat du ngeen fi tabaxee ndax lii ak lii ñoo ko moom ak xam nga beneen coow mun ci judd moo tax ma jàpp ne est-ce que jàpp ngeen ni aujourd'hui est-ce que volonté état ñëw na pour saafara exactement seen jafe-jafe yi ngeen di jànkonteel. voilà ci laa doon continuer ci raisonnement boobu pour expliquer la rencontre bi mooy Aly Ngouille ministre de l'intérieur bon mooy laa lay wax ne dañuy rafet njort rek parce que am na ñu jaar ak ñoom vraiment la ñu waxoon ak la am du doonul benn. parce que état bu demee bay joxe suuf. donc war na xam ne suuf bi bon. moom laa lay moo ko moom. moom laa lay wax. de bu demee ba joxoon titre foncier tamit waratu am benn coow. voilà moom laa lay wax ni la bu faute amee ñoom la parce que jàpp ma ni ñi liggéeyal président war nañ ko induire en erreur. li ñu koy jox war na nekk lu wér lu leer loo xamante ni dara mënatu cee deltu ginnaaw. parce que noonu la état di doxee. bientôt suñu xam-xam bariwu ci waaye xam nañ ni loolu lu mu néew war na ma nekk kon. service yi ko indi loolu war nañu jàpp ne fii libre na de toute charge amul benn charge te jàpp naa nit amul benn charge la tax nag militaire dugg fa moom ñoom ñoo ko xam ñoom ñoo ko mën a expliquer du ñun mais ñun li ñu mën a jàpp rek mooy la mu ñu jox ni maa leen ko jox ci kanamu sénégalais yépp ñun loolu la ñuy réclamer. mooy 11 hectares yooyu nan la ñuy def pour jot ko pour mën liggéey ndax dafa yàgg nit ñi am nañu ci bari dee nañ ci ñun dégg nga ñu bari dee nañ ci ñenn ñi dañ ci feebar. ñenn ñi ñu ngi ci état yu doy waar yoo xamante ni mën loo ko expliquer alors kon dafay jot aussi comme ci réew mi lañ bokk te moom moo ñu jaboote te jàpp nañ ni yërmande boobu la ëmbal Sénégalais yépp kon mu xam seeni jafe-jafeñ pour saafara ko dina jaadu ndax buñ ko jotoon waxu ko nii mais comme mënuñu ko jot nag fii rek la mën ni jaar pour waxu ko pour mu dégg ko alors moo tax ma ne la bi ñu fa toogee ak ministre de l'intérieur mu yëg affaire bi ñu nettali ko lépp ni mu demee alors ak jafe-jafe ñu woo na directeur de domaine ci suñu kanam laaj ko kooku nag ni ko trouvé nañ ci solution. bokkul ak maanaam solution am na ci. waaw parce que ba tey jii nii saafara amagu ci. waaw saafara moom pour moom mooy ñun dem leen tabax loolu mooy saafara si. dem leen tabax. wala solution bi yéen jàpp ngeen ne peut-être mooy bu ngeen meree ñëw nañu recevoir leen wax leen après ngeen apaisé wu ngeen dal bàyyi lépp xalaat beneen yoon tamit gis leen dara ngeen tàmbale waat xeex bi. waaw mais damaa jàpp ni bon jusqu'à la preuve du contraire du ma mën ni noonu lay demee dama jàpp ni ministre de l'intérieur nit ko am maanaa la mooy saytu sécurité dëkk bi yépp fépp foo xam ne tension de foyer de tension war na fa am war na jéem fexe ba. parce que situation bi dafa grave ah. non doy na waar waaye nag. wala yow bokk yow ni ñu la jiitalee yow yëgoon ni affaire bi dafa dis sa kaw. kañ yëg naa ko bu wér a wér ndax yan bu tiis la yan bu metti la. ndax nga bokk ak say ay nawle ñu wóolu la jiital la jàpp ni lii am nga ci mën-mën boo xamante ne ak seen dimbal ñoom ak seen dimbalu njaboot ak say bokk ñëpp ak Sénégal alors dina am saafara te jàpp naa ni du lu jafeñ parce que bu doon ne lu jafeñ du am ay kayit lu xës ba am kayit jafe-jafeñ amatu fa lenteur kañ moom laay jàpp wala loo comprendre manque de volonté politique pour saafara ko mais loo xamante ni jox nañ la ko alors te ñi la koy jox saytu nañ ko ba wér ko jox président mu ne lii ma leen di jox yéene ko moom bu kenn ñëw ëllëg di leen wax dara moom moo jëlaat ci ay démembrement am dugal leen fa kon loolu yomb na saafara. loolu warul am benn problème xañ na kañ moom moo xam la tax mu def ko ñun koy ñaan ci li nga xamante ni moom la ñu seq kilifteef gi mu am ci ñun te xam ne ñun ay njabootam la ñu moo waroon a ut ay kër jox ñu fay ndànk-ndànk kon suñu góorgóorloo ba mën am wala mu jox ñu defaral suñu bopp yaa ngi dégg alors booba waaye y a aucun problème. Je crois que ni warul am benn gérance bu am ci loolu
pour que ñu dal après ñoom ñu jël temps pour defar loolu. man dama bëgg a delluwaat un peu ci ginnaaw. ci li nga xam ne moo di cité Tobago yéen ñi nga xam ne yéen na fa dëkkoon seen titre foncier yi naka ngeen defoon ba am ko ci yan anam ngeen ko amee woon bien vrai que li tax ñu jëlee fa ñu démolir cité bi mooy ñu ne dafa jege aéroport am pour mesure sécuritaire moo tax ñu démolir ko yéen bi ngeen fay am kër ay dëkkuwaay est-ce que xalaatu woo leen ne woon lii mën nañ ñu fa jëlee wala boog lii ay mesures mën nañu fee fekk ba ñu jëlee ñu fa ak fan ngeen mën a yan xaw ma ni ma ko mën a waxee baaba ñan ñoo leen jox dëkkuwaay yooyu fan ngeen jëlee kayit yi waaw fan ngeen ko jëlee parce que xam naa ni moom amul du titre foncier peut-être ay boo la waaw moom lay wax ni xam nga des fois di revenir en arrière dafay nekk lu xaw non parce que tamit mbay il faut ñu indi leeral moo ko waral dinaa ci ñëw dinaa ci ñëw pour que parce que tey xam nga tey sénégalais yëpp ku ñëw comprendre xale yi sax li ñuy gént mooy am kër waaw ku nekk bëgg nga tey sa njaboot ëllëg nga am foo leen mën a dugal yow nag bu dee boot nga kër yi ba am foo dugal sa njaboot waaw ñu xëy benn bés ne la kat di nga fi jógee daaneel sa kër mais il faut que ñu xam exactement lan mooy motif li tax aussi ma laaj boobu mooy que ni en 2015 juin 2015 bi président Macky Sall jëlee décision pour ñu démolir cité Tobago dafa waxoon itam responsable yi dinañ leen sanctionner loolu tax ma laaj la question ba pour après ma ñëw ci ñi nga xam ne ñoom ñooy responsable ba xam sanction dal na ci seen kaw waaw mooy li ma lay mën a wax ci loolu wax naa la ko sànq ci sama njaal benn wax ni la fu mel ni ki Ngor fu mel ni ki Wakaam ak Yoff ba dëkk Lebu yu bari loolu phénomène boobu yàgg na fa am nit ñi am seen i tool seen i maam daan ko bay ñooy ñëw dagg ko jaay ko citoyens yi bëgg kër ñu jënd ko parce que dañu seetlu woon ni domaine ñoom ñoo koy jël au nom de la loi yaa ngi dégg jox ko ñi nga xam ne am nañu doole bu bari pour mën ko jënd am ñoo xam ne bu ñu jaaree fële mën ko am en moindre coût ñu jënd ko tabax loolu phénomène boobu ba tey jii boo demee fekk ko fa Ngor Wakaam Yoff ñu ci bëri ñoo xam ne seen i këyit mënugul am këyit ba léegi loolu amul woon këyit comme baay bi ñu am ni tey jii vous voyez alors waaye état bàyyi na nit ñi di fa tabax ba mu toll ci presque ñeenti at juróomi at ñu door a intervenir pour daaneel ko kon responsabilité bi c'est partagé dégg nga su citoyens yi defet état def na parce que moom moo bàyyi ba mu egsi foofu vous voyez alors waaye président moom bi mu ñëwee ba nga xam ne loolu xew na ba am gis ni aussi ñii ak njabootam lañu moom moo waññee ko daal ni foofu léegi dinañ leen fa jëlee waaye dinañ leen yóbbu fii alors jël dogal jox ñu 11 hectares léegi nag loolu mooy ali kale ji 11 hectares yi c'est-à-dire 5 yi Ngor la 6 yi Yoff voilà loolu ñoo ko moom ndax c'est un droit acquis boo xasee ba am kayit rek yaa moom loolu moom kenn ku ne am nga sañ-sañ réclamer wul li moom boobu leer na voilà mais moom it ci la mi rek la yema parce que ba léegi jotagu leen si suuf gi waaye suuf gi xam nga kayit xam nga dafa am luy bu ci domaine foncier day am luy jiitu mooy kayit mooy jiitu suuf bi c'est-à-dire dañuy ñëw xool fañ la war a jox ñu daal di koy dagg ci kayit yi wan ni kenn ku nekk baaba ak sa collègue bi kenn ku ci nekk jox nañ la 200 mètres carrés 150 déduire que titre foncier tel et cetera ñëw jox la ni la da nga fay say impôt yu ma xamul mooy enregistrement su xasee ba loolu am ñu bind ko ci droit réel bi wan ni la suuf boobu nag yow moom yaa ko moom boobu la wax ni la boo ci defee benn mur ñu transposer ko def ko titre privé alors loolu bu boobaa yaa ko moom sa droit la carrément waaw jotewul ak leneen lii moom suñu droit la ñun ñoo ko moom dañu ko jox li ci am solo mooy disponibilité bi nag la ñuy nekk di wax ni pour que mu mën a yemb militaire ya jóge fa dégg nga alors ñu mën a ñëw eggale terrassement yi ñu commencé mën a def suñuy demande d'autorisation de construire pour tabax loolu kese la. waaw dafa mel ni Aminata man li ma ciy nemmeeku mooy état bi lépp lu mu leen diggoon ci mbir mi ba tey amagu ci maanaam diiru ñeenti at yi nga xamante ne daan leen kër yi ba léegi si digg leen kër joxagu leen kër dig na leen ndàmpaay amagu leen ndàmpaay ba léegi yéen a ngi toog wax nga ko sànq yéen a ngi préparé ay plan d'action mais est-ce que tamit ku da xamante ne investi na ci këram lu toll pratiquement ci 100 millions wala lu ko jege. ñu xëy daaneel kër gi mais ba jusqu'à présent nii ñu am lu leen ci dikk ba tey jotoo ko ci ba yéen fan ngeen di fanaan.
ak nawet bi jafe-jafe yi ngeen di jànkonteel mais bëgg nañ nga wax ñu exactement seen état psychologique lan la Mbaye Thioye parce que tamit xam naa ne gars yi jiitaluñu la pour rien également. waaw soo gisee fan yi ñu jóg. ndax dañoo psychose boobu dañ ci dund ba mu nar a exploser nar a jur musiba parce que xam nañ ñenn ñi ni nga xam ne moom la ñuy dundee situation boobu am na ñu ciy dund situation yu yéeme yu metti yoo xamante di nga rus sax taxaw di ko expliquer. mais am na ñu ñoo xam dem nañ ba dem ci benn émission fii ci rajo bi exposer seeni problème te ay kilifa lañu mënoon naa ñàkk mais dañu ñëw exposer ko pour interpeller le président interpeller képp koo xam ne mën na ci pour situation bi ñu dund ñu ci saafara am na ñoo xamante ni gumba nañ ci sax ndax coono am na ñoo xam ne am nañ ci sax AVC ndax coono yooyu am na ñoo xam ne effectivement amatuñ fu ñu dëkk parce que seen économie yëpp dem na. mais est-ce que loolu état yëg na ko. waaw lu ñu mën lépp. est-ce que dog nañ ci ay jéego pour wax leen ni exactement seen état psychologique lan la ñu xam également degré mbir yi naka la toll. waaw fu ñu ci amee occasion. toog ak ñoom wax nañ leen ko fu ñu ci amee occasion bind ko it bind nañ ko wax nañ leen ko fu ñu amee occasion ci lu demee nii it dinañ leen ko wax ñu dégg ko kon nag li ci des ñoom rek la xam nga ñun. ay ndaw lañu ci biir réew mi comme ñeneen i ndaw aussi ku ne xam na ni toj kër lu yéeme la am nañu ci xam ne mën nañ ci instant yooyu de mën nañ ci def leneen ak leneen waaye dañu ànd ak yàlla ak dal di jàkkaarloo ak ñoom di waxtaan ak ñoom ci civilisé ci dal ba li yàlla def ni tey mu def ko mais kon bu ñu demee ba président jël dogal joxe yaa xayti ñi war a appliquer dogal yooyu dañ ci war a gaaw def ko ni mu yelloo ak ni mu waree pour dimbali ñëpp mooy li gën parce que buñ ko deful it fa ñu jëm ëllëg kenn du ko xam mais ba tey li may wax rek am naa yaakaar ginnaaw bi nga xamante ni tase nañoo ak ministre de l'intérieur moom mi jël ay décision ci boppam def ci ay jéego pour dalal mbir mi indi ci ay solution kooku am nañ ci yaakaar bu baax te ñun ñëpp aussi biñ leen ko nettalee salué nañ ko rafetlu nañ ko te jàpp naa ni bi mu waxee aussi directeur des domaines mu ne ko mbir mi ut nañ ci saafara jàpp naa ni li doon war gàllankoor yëpp war na mën féete boor ba ci kon jour yi di ñëw incha allah yàlla mën naa def sutura ba li doonoon problème lépp féete boor. ministre de l'intérieur mën nañoo xam saafara yi mu jël ci kii bi. non saafara bi mooy jël dox ci pour indi solution c'est-à-dire ña mu war a waxal comme ni mu ko defee. toog wax ak ministre le directeur des domaines ak ñeneen ñu mu ci mën a waxal pour que jàmm dellu si parce que li mu ñu wax mooy man ganaar sax bu fekkente ni day ñaari ganaar bu ñuy xeex sax ci réew mi war naa xam li ñuy def boo fexee ba xeex boobu du jur musiba pour kenn alors kon donc ci jéego yooyu ci la ci nekkee voilà xam na ni su ñuy menacé pour di dem grève de faim wala ñuy def marche wala sitting ak yooyu xañ na mën nga ko sax xeeb mu jur leneen loo xam ne est-ce que yéen a ngi ci ba tey. waaw maanaam def marche bi def grève de la faim bi. waaw dañu maanaam laal ay pexe ngir tey ngeen li ngeen moom ngeen jotee ci. waaw comme bi mu ñu recevoir wax ak ñun suñu xel dal na ba ñu wax njaboot gi ñun ñëpp nañu dalandi. kañ la leen recevoir. je crois que semaine bi ñu génn nii rek semaine bi ñu génn budul mardi mercredi. wala loolu dafa mujj. waaw seen sortie bi seen génn bi ngeen def ngir ñaxtu jafe-jafe ngeen di jànkonteel ñu indi ci saafara. waaw après suñu réunion ci la ñu recevoir le lundi. alors donc bi ñu recevoir it wax nañu ni jëlul ngeen di def marche parce que mbir moom bu fekkee ñi ngi ciy nekk yéen a gis ni wax na ak directeur bi ba daanaka saafara bi sotti na li ci des lu ndaw la kon. nañu àndandoo ñun ñëpp ñaan àndandoo ñun ñëpp def ay jéego pour que solution am ci loolu it ñu gëm ko donc jàpp naa ni yitte boobu dina ko ci def ak ay collaborateurs am ak ñi ñu àndal ñëpp parce que lii mu saafaraw mooy jàmm pour ñëpp ndax kër dafa nekk lu essentiel ci dundu doomu aadama. nit moom boo ko xañee kër mën na ko xañ nga ko dignitéem ak teraangam ak yëppam donc dootu ko fàtte li des ci dundam ba ñuy ñëw sët yeeg yëpp et l'histoire retiendra kenn dootu ko ci fàtte. donc loolu nag jàpp naa ni kenn du ko utal sa bopp waaye ci Sénégal. Baba sànq dafa laaj bu am solo mooy par rapport ak jamono ji nga xam ne ci la ñu démolir Cité Tobago ba ndëgëni si ci yan anam la njaboot yi fa nekkoon ci la ñuy dund ak fan la ñu dëkk instant bi nii. waaw kenn ku ci nekk fa lillahi alhamdu aussi ñi ci mën loué
ñi ngi loué ñi ci mënul ña nga nekk seen kër famille ba léegi ni mais xam naa ni am na ci ñoo xamante ne ni génn nañ ci àdduna te situation yi aussi bari na lu mu ci joué ndax naqar xol bu jeex voilà ñenn ñi boo leen gisee démb nga gis leen fii ak ñeenti at ci diggante bi ñeenti at da nga naan ñii du ki nga doon gis te bu ñu yeexa tuuti ñu départ ñu dem alors yooyu yëpp gis nañ ko ci donc suñuy réunion da doon am ay médecins yoo xam ne dañu doon ñëw di jël sax ñenn ñi te duñu xam sax lu xew pour di leen delloosi di dalal seen xel balaa seen fit dem ndax ku ne xam na ni tabax kër ba pare di sa dëkk mu pare ba ay meuble nekk ci biir ñu boolee meuble yaag frigo yaag yëpp rajaxe loolu ku ko dund alors te toppatoowuñ la jàppalewuñ la musiba mën na laa dal. moo tax man ci may bëgg du ci dellu si. yow lan nga ci yàqule waaw yow lan nga ci yàqule. man yàqule naa fa ñaari kër yoo xam ne pare woon na ba may doon pare tuxu si donc. boo ko évaluer à peu près ñaata la war a toll. waaw boo ko évaluer yëpp war naa egg ci ay 60 quelques millions. waaw. man dafa am aussi lu ma jaaxal Baba dafa wax sànq ne fekk ay kër yoo xamante ne dañ leen tabax ba pare ak seen immeuble nga jël yëpp rajaxe ko xanaa Baba balaa ngay toj kër waaw ndax amul sommation waxuñu leen woon avant que tel jour dinañ ñëw dindi jële fi li nga xam ne moo di kër yi ba ngeen mën a dindi seen bagage yi nekk ci biir au moins. waaw loolu yëpp amul moo tax boo gisee toujours ma naan du ma bëgg ñu dellusiwaat ci film des événements parce que ça fait trop mal. boo koy nettali sax day dem mujj sa yaram dafay daw. alors donc moo tax du ma ciy bëgg a dellu si waat mais lépp ngir saafara la moo tax ñu koy wax mais comme saafara jàpp naa ni début de solution am na début de solution mooy kayit gi ñu état du Sénégal jox mu nekk un droit loolu far na lu bëri ci naqar boo xam ne doon nañ ko dund waaye nag dafa eggagul processus boobu ñàkk a egg ba nga xam ne nit ñi aussi def ci yaakaar mu nekk métti encore bu tar loolu moom la ñu nekk di jooy waaye la ñu passé man du may bëgg ñu du ci dellu parce que Sénégal yëpp vivre ndoo ko ak ñun su ko defee boo koy nettaliwaat jox nañu sommation des fois aussi ça peut am na ñu koy déglu Mbaye Thioye yow yaa jiite ñi nga xam ne kon ñoom ñoo loru ci ñi nga xam ne ñoo loru ci kër ñu daan loon ci cité Tabago wax nga ko sànq tey xam nga tey man joxuma la 1000 francs Aminata joxu la ñaari junni kenn joxu la ñeenti junni yaa korkoral xool dajale di ngay sa alal sa xel yëpp moo ci doon kat nga wut kër goo xam ne di nga ci dugal sa njaboot di nga ci nekk nga dajale lu toll ci 60 millions maanaam juróom benn fukk ci millions loolu yëpp nga de investir ko pour tey sa njaboot bañ a tollaat ni alors yow tey nga xëy un bon jour ñu daaneel sa kër c'est-à-dire nga toog nii di ko seetaan li nga ci investir yëpp ñu daaneel ko tey mënoo ci dara lan lay yëg lan la lay def instant bi. waaw mais pour wax la moment yi may yëg nit ñi ngi daaneel sama kër. jàpp naa ni ñu ko fekkee woon suñu interview woon ce jour là je vais rendre l'âme doon naa day boobu bis. maanaam. waaw parce que fu ma fekk sama oto la ma fekk dama tël bunt bi tëb oto bi di daw ñu gis seen bi yëpp gis nañ ko ba pare daw song ji gars yi ñu téye ma kon pour vous dire kon la ma yëg xam naa ko. waaye après dama delloo si sama bopp ànd ak yàlla alors xam ni moo tax man la du ma bëgg ñuy dellu siwaat parce que ñu wax rek ci li nga xam parce que da ci am solo da ci am am na ci solo parce que xam nga sa bëgg-bëgg du woon loolu waaw tey boo investir dara moom moo tax waaw pour njaboot la oui pour dignité la wax naa la sànq ni la li ëpp solo ci doomu aadama moom mooy kër ku la ko xañ na la lépp xañ na la lépp alors yaakaar naa kenn ku nekk booy kóor-kóor di liggéey di dajale di def lu ne ci àdduna pour que mën a am foo suturloo la donc boo ko defee ba pare ñu xañ la ko te ki la xañ tàgguwu la waxul lu tax mais dafa ñëw rek dindi. lu tax doo ci bëgg di dellu si. lu tax doo ci bëgg di dellu si métit la parce que. est-ce que yaa ngi koy yëg ba tey. maa ngi koy yëg amul benn jamono bu ma ko dul yëg. amul benn jamono amul benn jour amul depuis ñu toj ko ba suñu jëmm tey amul benn bis bu mu dundul événement Tobago amul. est-ce que ba tey yaa ngi koy dund. ba tey jii dafa mel ni seen xeex bi dafa des engagement. déedéet yaakaar naa ni li ñu mën lépp ci engagement ñu ngi ko ciy joxal. yaakaar naa ni ñi yàqal ñëpp it aussi c'est au même niveau que moi dafa fekk ni aussi boo diggaaleeg ñoo xamante ni ñoo la féete kaw ëpp la doole doom man lu dul
négocier ba li nga bëgg nga jot. parce que loraange gi dafa metti. am ñoo xamante ne ci léegi ñu départ ci mënoo xeex ak ñoom. am ñoo xamante ne nii pratiquement même boo koy def it yaa ci loru. loo ci mën a def mais xam nga yéen dafa mel ni tam Baba ñoom seen droit la ñuy xeexal. bu ma ko déggee muy wax seen droit ngeen di xeexal ngeen formé wu ci collectif. yaa ngi wax sànq ne da ngeen di xeex ak ñoo xamante ne ñoo leen ëpp doole est-ce que yéen collectif boobu ngeen formé dem ngeen par exemple ut benn avocat boo xamante ne moom moo leen di soutenir bien vrai que mën nga ma ne avocat bi jël ko tam li koy fay du doon lu yomb mais est-ce que jël ngeen benn avocat boo xamante ne dina leen xeexal yéen ci seen bopp au lieu que yéen ngeen di am rapport directement ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di autorités yi. waaw bi événement yi door a am loolu amoon na parce que wutoon nañu avocat par le biais de maître El Hadj Diouf Assane Dioma Ndiaye ñun ñëpp duggoon nañ ci. ñaata avocat la woon mais li am solo pool d'avocat la woon mais li am solo. mooy ñu am solution te am nañu sax solution c'est-à-dire il faut ñu comprendre benn affaire mooy bi tëjee kër yi li ñu doon joxtu ak kii mooy ñu delloo ñu suñuy suuf loolu am na mooy kayit yi ñu jox ak hectares yi nga xamante affecté nañu. mais jotagu leen ci mbay. waaw non ci lay ñëw. c'est-à-dire parce que boo nee solution am na mooy day fekk. li ñu la doon dig. nga teg ko sa loxo teg nga ci sa loxo. mu leer ni kat lii yow yaa ko moom. moom laa lay wax ni la. loolu jox nañu ko ci këyit waaye disponibilité terrain yi mooy li am foofu aussi ñu jox libre na parce que loolu la ñu jàpp ñun ndax am nañ ci ay këyit man mii am naa ci suma këyit keneen lu 336 yi ñi ci manqué tuuti la ci ñi nga xamante ni jotaguñu mais daanaka kon ñëpp jotaguñu une vingtaine de personnes rek ñoo war a des waaye ñi ci des ñëpp jot nañu seen droit réel am nañu ko kon loolu bu ñu demee fu ñu mën a dem ci àdduna it ñoom ñoo ko moom waaye mi ngi mel ni rek ñu jox la fii ni la yow yaa ko moom waaye dafa fekk ñu ñag ko mais dindeegu ñu ñag bi pour permettre nga mën a dugg pour tabax. waaw léegi ñag bi nag mooy militaire yooyu fa nekk. waaw mbay for nañ ci yooyu béy ni la tax ñu daaneel kër yi mooy ab ñàkk déggoo ñàkk juboo gu dox ci diggante première dame ak càmmiñam Ibrahima Faye moo tax ñu daaneel kër yi. déet man loolu moom wax dëgg yàlla mënuma ci xam dara. man xawma ci loolu dara dégg nga mosuma yëgit loolu fu mu entravé dara ci dossier bi ndax alors lu ma xamul mënuma ci wax. waaw lu ma xamul mënuma ci wax. man daal xam naa ni mosoo dégg loolu. non man du version boobu parce que la ma dégg mooy ASECNA ak waa mairie bu Yoff et cetera. bon ñoom ñoo nekkoon ci ay détails ba loolu am. waaw mais man mosuma dégg loolu. kon xanaa war bu yéen bu ñu daanee seen kër war leen wax lan mooy détails bu dee ay détails parce que xam naa ne détails warul tax ñu daanee. waaw mais xam nga li ñu servir booba jamono mooy proximité bi avec l'aéroport la sécurité de l'aéroport c'est ça qu'ils ont brandi loolu mënuloo ci dara xam nga kilo bi daaneel ni lii laa def lii moo tax ma daaneel loolu ngay jàpp ni moo tax mu daaneel même bu fekkee xam nga ci leneen. mais ñun li ñu amal solo rek am na leneen. déet dama ne même bu fekkee am na xam non kañ parce que xam nañ ni booba jamono problème mu ASECNA la ñoom ñoo amoon lu ñu doon liggéey foofu loolu expliqué nañ ko ci rajo ak télé yi yëpp mba mu leer ñëpp dégg nga. problème ASECNA mooy waa ADS ba ñu ñëwee ñoo daaneel miir ba taxoon président di wax dégg nga alors xëcc ko ci biir ak yeneen nit pour di ko morceler waa mairie de Yoff dugg ca alors affaire ba éclaté wu ba jur erreur bi mu jur. ñu servir ay loo xamante ne ni baaxul dégg nga au président ba loolu ñun fa ñu dëkkee woon ñu ñëw yàq ko loolu la ñu jàpp waaye comme aussi état la bu ñu leen nee problème de sécurité ci loolu rek ngay jàpp. kon da nga jàpp ni jiite réew mi bi muy jël dogal pour ñu daaneel ko information dëgg bi war amu ko. jàpp ma ni parce que nekkuma ci seen secret information pour xam ni lañ ko jox baax na wala baaxul waaye ñun daal ba ñu ñëwee. gis ni waa ADS ña ngay daaneel miir ba jël seen camion ba di ko jaarale ci biir aéroport ba suuf saak birig yaag yëpp di ko jaarale ci biir aéroport ba di tabax loolu après ñu gis ministre ba nga xam moo géré woon loolu à l'époque ñëw fa te mu nekk maire de Yoff ba mu ñëwee constaté ci la def déclaration boobu nag moo indi li xew foofu. kon li leen dal tey ji ADS moo leen ko teg. waaw en tout cas daal problème mu ADS ak booba jamono ak Abdoulaye Diouf Sarr loolu la. parce que moo dookoon ministre loolu moom mooy problème bi. moo tax ñu daanee seen kër yi. waaw ñun loolu la ñu jàpp ñun loolu la ñu jàpp waaye ñoom li ñu service ñooy sécurité alors
noonu kon donc boo gisee maintenant la je veux pas revenir en arrière encore une fois. C'est par rapport à ça parce que li ci nekk ci ay détails dafa bëri ba nga xamante ni boo koy fàttali day indi xol bu jeex ak métit te la moo waxoon moom président bu ñu jox kër yi nee na nettali xuloo la. li am solo tey jii mooy ñu saafara li xew. non parce que bu ñu la gisee tey dafa mel ni yow sa xol neexul sa parce que sa bët yi xaw na kii yaa ngi mel ni daal c'est-à-dire kuy wax avec le cœur te li ngay wax vraiment neexul la. Absolument je parle avec le cœur parce que bu ñu xoolee li nga xamante doxee na ni lépp ak dig yi nga xamante dig nañu ko ci yomb ni war na gaaw président wax ko ñuy dégg parce que même bi ñuy wax ne 10 à 20 millions leen jox duñ ci def war nañ ci gaaw parce que aajo woon ngeen ko bu fa neexee ngeen génnewaat enregistrement yi di ngeen ko dégg. ndax soxla ngeen ko fi mu toll lu ñuy def rek war nañ ci def mu gaaw ci la booba jamono problème mu pêcheurs yu gendar yi am. ñooñu fàtte nañ seen problème moom ci la ko waxee sax daal ni comme noonu ñu ko defee li am solo mooy temps yéen peuple Sénégal temps bu jafe-jafe ñu amee ngeen am njiit lu nekk seen wet pour leen jàppale di noonu la ko waxee woon yéen ñëpp ngeen di ko dégg ci loolu lañ ko yaakaare woon ci loolu lañ jàppoon ni heure bii dina fekk ñun kenn ku nekk ci këram ba lii dootul nekk souvenir kenn dootu ko waxtaanee. Alors mais suñu continuer di ko waxtaanee ba léegi c'est parce que am na fu doxul te foofu doxul nag mooy li metti ñëpp. te doo xam fan nga koy waxee doo xam fan nga koy jooyee tout le problème c'est ça. bu fekkoonte ni nii alors dañuy mën di jot ci moom ku suñu toogee expliquer ko dina leer ci boppam waaye mënuñ jot ci moom c'est qu'on à travers la presse et les médias. ci lañ mën aussi interpeller ko. pour que lu mu mën def mu jàppale ñu pour solution am ci loolu. ci ñàkk dox boobu laay rebondiraat mooy par rapport ak li nga xam ne moo di 11 hectares yi ñu leen jox sa biir wax sànq dama la dégg nga ne am na une vingtaine de familles yoo xamante ne kon jotaguñu ci këyit boobu. lan mooy expliquer loolu lan mooy expliquer ñii jotaguñu depuis 4 ans ci xeex bi. waaw xam nga processus notification ak détails yooyu des fois da ciy am ay erreurs yoo xam ne da ciy am voilà donc am na ci quelques-uns yoo xam ne seeni notification ba léegi ni jotaguñ ko. te ñu ngi ci biir am ci ko ñoo xamante dañ leen fàtte. loolu ak liggéeyu doomu aadama moo ànd. parce que bi affaire yi ama aussi on a appelé pendant presque 3 mois yoo xam ne dañuy def recensement pour ñi nga xam ne amoon nañ fa ñëpp ñu mën a ñëw alors pour que ñu constituer dossier bi pour mën ko jébbal état def ci lim ci war a def. donc loolu moo indi li nga xamante ni moo am ñoo xamante ni aussi comme dañ fa amoon 2 parcelles ñu jox leen benn bi yooyu boo ko boolee yëpp moom mooy toll ci nombre boobu. donc loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk. waaye booba jamono aussi ki nga xam moo ko yoroon bañ ko waxee neewoon na yooyu yëpp dina ci indi saafara mais entre temps jóge na fa le nouveau directeur aussi biñ ñëwee ak moom waxtaan ak moom defal nañ ko situation bi et keroog biñ toogee ak le ministre aussi de l'intérieur defal nañ ko situation bi yëpp ba nga xamante ni ci li ñu war a indi saafara une bonne fois pour toutes problème bi ñu jox ñu terrain yi ñu liggéey jàmm na ñooy. ñi jotagul seen këyit yi di firnde ne bokk nañu ci nga xam ne dinañ leen jox suuf soosu ñoom ñi ngi ci collectif bi nii. waaw ñoom ñëpp ñi ngi ci collectif bi. ñëpp ñi ngi ci collectif bi. parce que mooy li ma la wax ni. tey ñaar fukk lañ toll 20. waaw ay 20 et quelques daal. d'accord voilà ay 20 et quelques c'est pas trop c'est pas beaucoup. alors donc ñoom ñooy ñi nga xam ne jotaguñu mais ñëpp ñi ngi ci biir collectif bi te xam nañ ni aussi li tax aussi yi fàtte la yi yeneen détails la yoo xamante ni alors bu ci nekk ñi ngi ciy dox pour indi ci saafara. léegi li ma bëggoon laaj xam nga daanaka leen seen kër yi wax ni mesures sécuritaires yi aéroport bi moom moo tax te gis nañu aéroport bu yees muy aéroport international Blaise Diagne est-ce que jàpp nga ni tey ak li nga xam ne moom moo am ni solo gi li taxoon tey ñu daaneel seen kër yi ca Cité Tabago solo gi dëgg-dëgg am na ko. waaw mooy li may wax rek xam nga doo mën a expliquer lépp parce que ñoom ñooy état ñoom ñoo mën a mesurer importance su nit ñu nekk fa wala ñu ñàkk fa nekk mais gis naa ni comme par exemple aéroport bi toxu na waaye terewul ñu ngi ko def un aéroport militaire donc jàpp naa ni sax bii moo gën a sax difficile encore une fois alors parce que militaires yi fa ñu war a yem ci li ma xalaat jàpp ko yemuñu fa parce que fii ñu jox ñun loolu dafa libre bokkul ci aéroport bi bokkul ci seen domaine mais terewul dañuy kenn du fa dugg alors puisque effectivement xam nañ ni bokkul ci seen i kii parce que ñu nit dañuy gëstu dañuy xool xam nañ li bokk ci servitude ak lu ci bokkul luñ ci affecté ak luñ ci désaffecté yëpp dañ koy xam alors mais bu ñu waxee loolu ñun mënuñu ci dara lu dul wax ki nga xamante ne nii moo yëlif ñëpp ni ko lii mooy li xew
moom moo tranché moom mën a indi saafara ci loolu. donc ñun mënuñ ci dudul loolu. voilà su ko neexee tey jii mu bàyyi ko def ko aéroport su ko neexee mu def ko leneen mais en tout cas y avait un projet boo xamante ni c'était pour la cité des affaires boobu yooyu yëpp war na mën a tax ñu xoolaat dal ba yii yëpp duñ fi woon mën a egsi voilà. kon tey amatu leen yaakaar foofu seen li ngeen bëgg daal mooy léegi cité Tabago moom jeex na yeneen kër yi ñu leen dig ñu jox leen ko comme ça jàmm na ñooy. waaw fañ ñu daane la woon. wala tey bëggaan ngeen ba tey cité Tabago delloowuñu fi ñu fa. dañu delloo ca pegg ba la ñu delloo mais ci même rek kii alors ak côté Ngor loolu la ñu joxoon nañu ko ba pare nee naa la commencé woon nañu sax def bornage bi côté Ngor bi commencé woon na aussi def terrassement bi ba terrassement bi booba jamono ñu koy saytu 15 jours moo ci desoon pour que fermeture canal bi 15 jours moo ci desoon pour fermeture canal bi alors li xew nag après ba ci ginnaaw bi ñoom ñu arrêté. promoteur bi jóge fa militaire yi toog fa ñi ñëw aussi di borné ñu ni duñu borné alors loolu mooy li nga xamante ni mooy suñu problème mais li wërta wër mooy ñàkkuñu yaakaar te foofu aussi li ñu jàpp ñun ñoo ko moom parce que amul benn décret bu ñëw ni lii moomatu leen ko président ba ñu waxoon aussi ni yéene ko moom bu kenn ñëw ni leen Tabago waaw kenn ñëw ni fii di réclamer quoi que ce soit waxaguñu ni aussi ni foofu maa leen ko joxatuma leen ko. waaw waxagu ko kon li ñuy jàpp ñun ñoo ko moom. ñu ko moom ba tey voilà. mbokk yi di leen gërëm ba tey ñu fàttali tey ñu ngi dalal Mbaye Thioye nekk coordonnateur ñi nga xam ne kon ñoo loru woon ci cité Tabago seenub kër ñu daal di ko daaneel lu toll ci 300 ak fanweer ak juróom-benn ñoo xam ne muy 366 kër yoo xam ne. état bu Sénégal moo jëloon dogal daal di ko daaneel ne nag la ko sabab mooy ni dafa jege lool du aéroport bu Léopold Sédar Senghor te nag loolee day gàllankoor lu jëm ci seen wàllub karange. am na nit yoo xamante ne ñu ngi woon bi ci réew yónnee seen xaalis ngir ñu tabaxal leen ay kër ñu tànnoon cité Tobago tabax fa ay kër ay dëkkuwaay ñooñee bi ñu yëgee démolition bi nga xam ne nguur gi jël na ko démolir yooyu la dëkkuwaay lan moo nekkoon seen comportement ak jamono ji ñoom naka la ñuy yëgee mbir bi ak hectares yi nga xam ne jox nañ leen ko ba tey mënagu leen ci jot. waa soxna si jërëjëf. di ñëw rek encore une fois di wax effectivement ñooñu nga xamante ni dañu nekk ay immigré te dajale woon alal ju bari ñëw yaakaar am dëkkuwaay Sénégal taamu woon foofu boobu jamono ak ñoo xamante ni sax dañu amoon seeni kër jaay ko pour ñëw foofu aussi jënd fa alors bari na trop. ñu nekk ci situation bu doy waar bu méttee métti boo xam ne des fois ñun ñi jiite dinañ ñuy woo dañuy sax dem ba jàpp ni sax ñun ñoo taxawul ni ñu war a taxawee ndax yàggaayu dossier bi ak lenteur bi ci am fekk na booba it li ñu war yëpp ñun ñoo ngi koy def ñi ñu war a gisee ñëpp ñu ngi koy gisee ak ñoom waaye comme ñoom ñoo yore dogal comme ni ñu koy waxee. dogal pour doxal mbir yi mënuñu dul yaakaar leen ci pour que loolu ñu indi ci saafara toujours ñu wax leen ko di dalal seen xel aussi di leen defal di waxtaan ak ñoom xamal leen ni li ñu war yëpp ñu ngi koy def pour que dara bañ leen ci fekk ci ay coono ak ay mettit waaye li ma la mën a wax daal mooy mbir mu yéeme la mbir mu metti la ñun ñu koy dund ci suñu biir di ko waxante ñun ñoo ko xam. wala peut-être ñu defoon reportage ci seen biir di nga comprendre exactement kenn ku ci nekk ci état bi mu toll. donc mbir mu metti la di leen massawu ñoom ñëpp aussi alors xam ni lu metti nit rek lay dal ñu ànd ci ak sago ànd ci ak dal rek. may tuuti kilifa gi xaj na mi ngi dégg ak ay service am ba li ci war yëpp ñu def ko pour vraiment. un dénouement heureux de cette affaire. est-ce que jàpp nga ni Mbaye Thioye saafara mën na am ci mbir yi rawatina suuf yi ñu leen jagleel parce que xam nga ni armée bi moom fi mu jàpp ba tey fa la jàpp nee na foofu domaine militaire la maanaam xalaatul sax ñu di ko jël di ko jébbal ñeneen est-ce que yéen jàpp ngeen ni suuf yi ngeen état bi Sénégal dig pour ngeen jot ci ak bàyyi yi mu leen jox yëpp yaakaar ngeen ni di ngeen jotee ci suuf yooyu ak taxawaay bi nga xam ne armée bu Sénégal am na ko ci parce que jàpp nañu ni aéroport international bu Léopold Sédar Senghor domaine militaire la comme ni nga ko waxee sànq. waaw man dama jàpp ni ba léegi ni incompréhension daf ci am ak benn manque de volonté pour clarifier mbir yi man mënuma comprendre aéroport dañ ko délimiter am na délimitation
ñoom militaires yi xam nañ exactement fan la seen limite yam mënuma d'accord ñu ni ñoom seen domaine la ba pare ñun ñu am fa ay kayit ki am kayit moom ki amul kayit moomul ki am kayit moom kayit mënuloo ko jël bàyyi jox ko ci nit extrait ko ci tel titre ni moom moo ko moom keneen ñëw ni moo ko moom loolu mënul am kon incompréhension la moo am c'est-à-dire militaires yi waxuñu leen exactement ñoom fañ war a yem domaine militaire bi kañ aéroport dañ ko miiree fa miir ba yem foofu la yem. incompréhension ci kan ak kan. ci ñoom ñi yoree administration boobu moo entre domaine état ak militaire ñoom la donc ñoom ñoo war a clarifier loolu mais du ñun c'est-à-dire ñoom il est de leur ressort ñu expliquer wan militaires yi ñu leen fii mooy seen domaine ñu wax leen ko ñoom ñu yem ba c'est des gens très disciplinés ñoo xam ne duñ dugg ci mukk luñ leen dugalul jàpp ma ni dañu ñëw di xëccoog ñun dara xëccoowuñu ñun dara déedéet ñun jàpp ñu loolu dañu leen fa teg rek di leen toog leen alors ki leen fa teg bu leen fa jëlee ñu jóge fa amul benn problème donc buñ leen expliquer ñun xam nañ ni foofu ñoom ñu nekk di interdire mais du seen domaine xam nañ ko ñun parce que ñun ñoo fa am kayit est-ce que ñoom bu doon xam nañ ko tey taxawaay bi ñu ci am dinañ ko am parce que Aminata ñoom def nañ ci ay sorties yu bëri ay communiqué général def ci ay DIRPA def ci ay communiqué yu dul jeex ngir firndeel ni kat foofu seen domaine la ñoom ñoo ko moom man aussi je pense que ni état bu demee ba jël benn décision boo xamante ne jox na leen kayit yoo dina leen hectares yi jox naa leen ko def na étude boo xamante ne wóor na ko wala leer na ko ne lii amul kenn koo xamante ne war na cee mën a teg loxo. waaw moom laa leen wax ca njëlbéen mën ngeen a dellusiwaat image yi bu leen neexee ca ba mu ñuy recevoir ca salle des banquets dafa wax ne je vous ai donné 6 hectares à Ngor tudd titre numéro titre bi wax ne 5 hectares à Yoff tudd numéro titre bi mu ni c'est des domaines exclusivement réservés à l'État du Sénégal et libre de toute charge noonu la ko waxee loolu lu muy tekki waaw waxaat ko ci olof lii ma leen di jox bu kenn ñëw ëllëg di ko réclamer. kon léegi nu ngeen mën a comprendre taxawaay bi ci armée bi am. c'est ça notre problème kon ñun xam nañ ni ñoo ko moom ñun waaye comme nee nañ ñoom it président leen fa dugal président moo leen fa dugal bu leen ne jëlee leen ñu génn loolu kese la. mbir mi c'est tellement simple. kon yéen fi mu ne nii da ngeen di xaar ba président ne leen. mais bu leen génn leen ñu génn loolu kese la. ba kañ bu joxee dogal waaw moom nag la ñuy interpeller di ko ñaan ndax nit ñi njaboot yi ñëpp sonn nañu. nit ñi dañu àgg foo xamante ni alors te jàpp nañ ni moom la yàlla jox kàttan comme moom la yàlla jox kàttan ñu jaboote ñu alors ci kàttan gi ko yàlla jox mu yor ci gérer ay njabootam njaboot gi seen bët xonq na mais mu saafara ko. wax ngeen ni ministre bi dalal na leen. ministre de l'intérieur est-ce que jox na leen àpp maanaam jox na leen kat ne leen wala boog ngeen ne ko kat monsieur le ministre bëgg nañu fii ak diir ñu ci saafara parce que xaar bi yàgg na te ba léegi solution amu ci. waaw jotuñu defante ak moom benn. délai lu ngeen tënk. waaw lu ñu tënk daal mooy li ma la wax wóolu nañ ko ci kilifteef ga mu wane ak dal ak bëgg ñu jàppale ci mbir mi ndax woo na ki nga xamante ni moo yore dossier bi laaj ko kooku ni ko ci liñ doon liggéey pare nañ ci donc li ci des bareetul pour que ñoom ñu mën a jot seeni suuf alors kon donc ci loolu lañ mën a sukkandiku mooy médiation bi mu bëgg a def pour que mbir yi am saafara. loolu di ko rafetlu di ko ci ñaanal yàlla dimbali ko ci ba wax dëgg yàlla ñun li ñu dundoon ci ginnaaw yëpp doon ci dellu si li ci dund loolu la mais jotuñu joxonte ay délai parce que je sais que ni ñun ñëpp ay responsable lañu te moom itteem mooy lépp dal dans ce pays là kon donc buñ ci oy dinañ ko ci wuyu te gis na nit jox na ci jéego parce que ci tàng-tàng bi am na lu mu wane tey nee nañu aussi lu ma ci mën def rek jàpp ci ba lii saafara dinaa ko ci jàpp ñu ko ciy ñaanal donc loolu rek la voilà xañ na peut-être ñun suñu mënul gis président lañ ko wax su gisee président mën ñu ko àggaleel xamal ni ko ay njabootam lañu te sonn nañu lii kat moom mooy détail wax nañ ko li ci nekk ci ay lënt ak ay rëq-rëq ak yooyu yëpp li nga xamante ni sotteegu ci xañ na bu gisee ak moom dina ko wax te ñaan nañu aussi bu ko gisee mu wax ko moom mu yore ndogal bi pour dogal muy problème militaire yi alors moom mu jox ci ndogal pour que militaires yi libéré fa nga xamante ni moom la ñu war a kii wala feneen fa nga xamante moom la ñu wax ni fa ñu yóbbu parce que moom wax nañ ni dañuy jël ñu nekkoon Yoff yóbbu leen ci côté Ngor ba loolu it ñu liggéey ko mu gaaw bu ko defee nit ñi man incha allah balaa yàgg ñu mën a commencer liggéey seen liggéey ñu xaar après lam ñu diggoon ni dañu ko jox ñu jox ñu ko ba xaalis amee ñu jox ñu ko ba xaalis amewul it ñu toog xaar commencé liggéey temps bu ñu ko joxee ñu jël waaye bu ñu ko joxee mooy li gën parce que moom moo ñu ko diggoon
moo ñoon dinaa leen ko jox ñu toog ak les services des finances dégg nga booba jamono ñoom ñu ne dinañ def engagement yi dès le mois de juin mais jàpp naa ni loolu yëpp amul. juin ban bii ñu génn nii. mois de juin bi dinañ doon def engagement yi pour que mën ñu ko fay étaler ko en moratoire loolu la ñu waxoon. alors loolu it aussi gëw ma ni am na lu ci nekk waaye li am solo tey jii mu gën a pressant pour ñun mooy suuf si. suuf si ñu jot ko. parce que tamit kaddu njiitu réew mi kaddu la goo xam ne kaddu gu sax la. kàddoom moom moo war a jiitu lépp te moo war a sax ci lépp moom bu yëkkatee kàddu wax leen loolu kon yaakaar naa kenn waratul taxaw di am lu muy laam-laami wala bokk mu jàpp ne kàddu muy jàpp ne kat fi ñu leen wax ni ñoom ñoo ko moom dee loolu ko moom kàddoom jub na ba pare parce que kàddoom moo sut kàddu yëpp. waaw kàddu président dafa sacré kàddoom dafa sacré mu sacré ba dollee ko ci fa mu ko waxee sacré. palais de la république foo mu ko waxee encore sacré mooy salle des banquets fa ñuy jëlee dogal yi ñuy saytoo mbiri réew mi yépp foofu la ñu wax ak ñun kon jàpp ma ni war na mën a wax loolu kàddoom googu ñi topp war a saytu liggéey boobu ba matérialiser ko di ci yeexamtalu ba affaire bi di am sorxo donc kon kilifa li mu gérer dafa bari junni problème fukk ak benn ci réew mi yépp moo koy gérer donc moom li man it su waxee ñi nga xamante ni ñoo war a saytu loolu ñu gaaw matérialiser ko def ko balaa génn ci boppam wala leneen du ci dugg donc ñoom it aussi facilité wuñ ko la tâche ça il faut le dire donc ñoom war nañuy fexe bu président dogalee benn mbir ñu fexe ba mbir yooyu ñu matérialiser ko mu gaaw pour population yi mën a jariñu ndax ay problème kenn du ko accumuler problème bu demee ba fees ci bopp nit ki dafay exploser alors loolu kenn du ko yan sa kilifa voilà da ngay fexe ba problème bu ñëw rek nga réglé xaar beneen ñëw waaw kulli yawmin huwa fi sha'n loolu la suñu borom wax chaque jour rek mi ngi résoudre les problèmes bu ñëw rek mu résoudre ce jour mi ngi ci préoccupation donc président ña nga xamante ni ñoom la teg fenn ku nekk bu xësee ba wax rek ñooy song loolu liggéey ko mu songaat leneen. su ko defee benn problème du ñëw fekk ko fa. moom daal yi ñëw rek lay réglé mais bu teew rek dina ko réglé. mu féete ko am na ñeent yéen ñu def ay déclaration jàpp ni mbir yi maanaam politique bu rëy da cee laxasu parce que dogal yi bëgg njiital réew mi Macky Sall di jël ñu ngi doon waajal jongante palub njiital réew yi am na ñoo xam ne jàpp nañu ni si seen collectif bi jàpp nañu ni mbir yi maanaam dafa rax politique maanaam dañ leen dig ay dig yoo xamante ne nii. ngir dara seen xel la ngir lépp loo xamante ne jàppoo ngeen ko ay ñaxtu ngeen teg ko suuf ba élection yi passé bu passé gis nga ni tamit maanaam affaire yi demul dikkul daal ba léegi dafa tagga témbe bokk nga ak ñooñu gis-gis. waaw xam nga mbooloo moom kenn ku ci nekk ak sa position ak la nga koy gisee ak na ngay jàngate mbir yi mais yaakaaruma wala ma jàpp ni président war na mën a àgg ci war ñu mën a gérer politiquement pour. Régler ay affaire am ba pare bàyyi ñëwaat ci galère ñuy continuer waaw jàpp ma loolu voilà jàpp ma loolu donc kon li am solo mooy moo ñu njabootee bi mu ñu waree woo nañu xool ni yàqu-yàqu bi metti na alors war na ci indi saafara mu jël ci saafara jël ci dogal alors jox ñu ay kayit donc loolu mooy acte bi ci ëpp solo waxit la mu ñu wax ni dañu ko jox kon ña ca topp ci ginnaaw war ko def ñoom ñoo waroon a def liggéey boobu. jàpp ne politique di cee laxasu. bon mënuma wax d'une façon formelle que ni politique def ci laxasu mënuma ko wax voilà donc li ma mën wax rek mooy ñi saytu ñi nga xam ne ci wàllu administration ñoo yore dossier bi war ko doxal ñoom nañu war a doxee ci dossier bi pour mu gaaw pour saafara am alors doxiwuñ noonu loolu laa ci mën a wax exactement mais mënuma de façon formelle ni politique laxasu na ci. ndax politique laxasu na si am déet man damay revenir un peu ci ginnaaw ndax mënuñoo wax démolition kër ak lu demee ni mel te amul loo xamante ne moom moo ko wundu am na lu ko wundu ñi ne ci atum 2017 la ñu waxoon ne ñi nga xam ne ñooy responsable yi seen ay sanctions dinañ dal seen kaw est-ce que yéen boobu ba tey nekk ngeen au courant que ni sanction dal na ak fan la toll. waaw li taxoon ñuy wax loolu je crois que booba jamono aussi am na ci ñoo xamante ni jéggoon naa ni ña nga ci wàllu yoon. alors booba jamono parce que wax naa leen li sababoon ñu toj foofu kër yi. mooy problème mu miir bi ñu déplacé woon
ca l'autre côté te mu ñu ko seqoon di waa ASECNA dégg nga ak yenn promoteur loolu ba mu amee aussi am na ci ñoo xamante ni dem nañ ci kaso voilà loolu dégg naa ko alors am na aussi ay détails yoo xam ne mutation ci wàllu administration beeg yooyu aussi yëgoon naa ko ci. mais loolu kese laa ci yëg ah. mais loolu peut-être administration bi am na ay coppite am ñenn ñu dindi leen. indiwaat ñeneen mais yéen ki nga jàpp ni moom mu waral coow li muy ADS njiit la ba tey ba nga fa. te yéen sax am na si ñeneen ñoo xam ne ñu doon sàkku ngir ñu jëlee ko ci bopp kuréel gi. waaw mais man comme encore une fois rek du ma wax toujours ci lu ma xamul. xam nga mënuma indexé ni njiit la mais man damay wax rek ni ADS parce que ñun la ñu gis rek lañ mën a wax. mais am na ñu doon sàkku ci yéen ñu daaw waaw mais man en tant que responsable comme man gis naa sapeur seen auto sapeur bi man gis naa ko gis naa aussi seen gilet yi ñu doon sol dégg nga bi ñuy ñëw di indi ndox ak béton yooyu yëpp gis naa ko loolu expliqué naa ko à son temps mais est-ce que directeur bi moo nekk ci ginnaaw wala nekku ci ginnaaw. loolu mënuma ko wax damay wax rek ni problème bi moom ci ñoom la jógee mooy waa ADS en tout cas le problème ak waa mairie bu Yoff moom moo indi woon li tax foofu ñu toj ko. d'accord Aminata est-ce que aujourd'hui comme parce que waxtu bi li des bëreetul lan ngeen ay pexe ay plan yoo xamante ne nii dina tax kat njiitu réew mi wala boog gouvernement bi de façon générale baral seen jéego ngir li ngeen di ñaxtu ngeen mën ci gën a gaaw jot comme ni nga ko waxee sànq kër kat dafa sax kare am kër dafa sax ci xol. waaw plan bi ci jëkk mooy moom mi nga xamante ne ni moo jiite réew mi di président de la république ñu ñaan ko mu dawal yërmande ci njaboot googu mu dawal yërmande fexe ba li nga xamante mooy blocage ci dossier bi mu teggil ñu ko ndax njaboot googu mën a jot ci seen àq ak seen yelleef mooy suñu plan bu jëkk moom ci boppam mooy ñu ñaan ko mu dawal yërmande ñi koy liggéeyal ci dossier bi am ci yërmande dawal ko ci ba mbir mi gaaw ba mën a jot ba ñu mën a jot suñuy kër pour mën ko liggéey. waaw comme dama ko waxee woon ñun ndaw rek lañu dañuy jiital mbooloo moo nekk suñu ginnaaw alors dañuy réunion jamono bu ne de temps en temps ñu tenir assemblée générale pour xool évaluer doxu mbir mi fuñ ci toll it lu mu laaj it ñu xam ne loolu la laaj ñu def ko ndax bi ñuy tenir réunion pour préparer def marche wala sitting wala grève de la faim dañu toog waxtaane ko kon buñ fa àggatu nit noonu lañ koy toog waxtaane ba luñ ci war a décider ñun ñëpp ñu àndandoo décider ko. parce que souvent kuréel yi dañuy joxe ultimatum ne kat ñun nguur gi jox nañ ko app bii ngir mu ci saafara boo ko deful kat dinañ def nii wala dinañ def naa mais yéen dafa mel ni yéen daal loolu yëpp daal doxu leen ci. waaw xam nga aussi moom la li may wax rek fi nga jaar ba egsi fi bu ko bàyyee jig na la. comme ñun dañu toujours privilégier dialogue di waxtaan ak ñoom même à travers la presse et tout waxtaan ak ñoom di leen leeralal ñuy xam li xew situation yi di leen ñaan ñuy gis muy dox ndànk-ndànk waaye dox bi yeex na noonu la ñuy continuer parce que xañ na du ñu tëb rek ni ultimatum mu nekk loo xamante ni mooy li may wax ni bu ku nekk tengalee mën na jur musiba. il faut am koo xam ne dafay am hauteur alors am lu mu bàyyi. pour que mu mën a am solution te jàpp naa ne président bu ñu déggee ci li nga xamante ni ñaan nañ ko ci ni mu ñu njabootee jàpp naa ne dina xool ni am na njaboot yu nekk bitim réew am na ñoo xam ne jaay nañ seen kër ut fa ñu nekk ñu bari te ku ne xam ne la famille sénégalaise su ñee benn nit moo am kër jàppal ne fukki nit a nga fa fukki responsable nga fa kon bu évaluer loolu rek dina xam ñaata ñoo nekk ci désarroi ñaata ñoo nekk ci jafe-jafe ñaata ñoo nekk ci problème ba lépp lu mu ci mën a def ci kàttanam mu defal ñu ko pour que solution am ci léegi. jërëjëf benn question balaa ñuy tëj Baba ndax 10 millions ak 20 millions li ñu doon tudd ndax teg ngeen ci loxo. déedéet xam nga boo xoolee la ñu liggéey ëpp na loolu waaye comme moom daf ko tuddee ndàmpaay daf ko tuddee jàppale bu doon ni indemnisation dañuy évaluer kenn ku ne la mu fa def. mais moom ci sañ-sañam la toog wax ni kenn ku ne daal dina jeex benn fukki million ba ñaar fukk waaye ma nga tolloog li nga yàqule moom moo ko wax ñëpp di ko dégg noonu la ko waxee selon les niveaux de destruction noonu la ko waxee en français alors donc kon loolu ñu koy xaar parce que genn wàllu kasara moo gën kasara
ki yàqule lu ëpp 40 50 100 ñii 100 ñii 200 ku ci am 20 ba tey dina la jariñ moo gën nga bañ a am dara dina la may départ pour que nga dem loolu lépp aussi ñu ngi ko ciy xaar lu mu ci mën a def rek mu def ko. jërëjëf Mbaye Thioye di fàttali ni yow yaa nekk coordonnateur collectif victime bu cité président collectif victime cité Tabago nekkoon sunu gan ci seen émission conférence de presse ñu ngi lay sant di la gërëm. mën naa ngeen ma may tuuti rek ma sant gërëm ñoo xamante ne ni dama ci profité sant leen ci Sénégal gépp mooy le xalif général des Mourides te mu gaañu sëñ Sidi Mokhtar Mbacké yàlla na yàlla yokk leeram nga xamante ni jamono bu nekk mi ngi ci jàppoon di ñu ñaanal alors l'actuel xalif sëñ Mountakha di sant aussi di ñaanal sëñ Abdoul Aziz xalif général Tidiane booba jamono moom tamit yàlla na yàlla yokk leeram ak ñi nga xamante ni ñëpp jàpp nañ ci kilifa diine yeeg aada yeeg ñëpp ak collectif Tobago ñi nga xamante ni ak le premier ministre d'ailleurs nga xamante ni bi dossier bi amee am na ci taxawaay def ci lu nekk ñooñu ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ni daal ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm ak sutura ak salaam ak waa Sénégal yëpp ak yéen presse bi aussi jàpp ngeen ci jamono bu nekk kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm. jërëjëf Mbaye Thioye Aminata jërëjëf. jaajëf Baba Ndiaye. mbokk yi di leen gërëm bu baax ci ànd beeg ñun ci ITV ak ci iRadio sant leen gërëm leen bu baax gërëm El Hadj Birane Cissé Ramatoulaye ak Serigne Saliou Dem ak Fatima bi nekkoon ci machine gi Baba Ndiaye bu nekkoon ci kaddu gi. yar may lenge njulo manjaay yar may lenge njulo manjaay